patriotisme citoyenneté Mbàkke jóg na kuréel gide judd na fii ci Mbàkke Bawol ay ndaw yu booloo fas yéene dooleel Ousmane Sonko coalition bi di Yewwi Askan Wi ñoo doon amal seen lancement mouvement bi di xamle ne kat ci élection législative yi fas nañ yéene dooleel intercoalition Yewwi ak Wallu waaye seen bëgg-bëgg ak xemmemteef mooy ci élection présidentielle yu 2024 Ousmane Sonko daal di jiite miim réew di Sénégal. Moussa Sarr mooy coordonnateur bile mouvement. na tey ñoo fi teew fekk ci jataay bi di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu sëriñ suñu soppee sëriñ Cheikh Thioro Mbacke Balla ñu ngi lay ziare bu baax di sàkku ñaan naka noonu la ñuy nuyoo suñu xarit di référence ci ñun ñu yàgg jëflante ci lu baree bari monsieur le maire Abdou Mbacke Ndaw naka noonu la ñuy nuyoo aussi toute la coordination Pastef Mbàkke bi nga xam ne depuis ci ngoon ba léegi ñoo ngi fii di ñu gunge ànd ak ñun jataay bi waaye duñu fàtte ñi nga xam ne ñoo waral bés bi muy suñu yaay yi toog fii ci ngoon ba léegi suñu papa yi nga xam ne ñu ci bari toog nañ fi ba julli timis jot ñu soog fi jóge di nuyu nag bu baax a baax waa mouvement bi patriotisme citoyenneté Mbàkke jóg na mu mel ne mouvement bi bu ñu ko waxee bi ñu koy créer dañ ko créer ci sincérité parce que damay faral di wax ne Sénégal dafa am fu mu toll ñaari camp rek moo am tey le camp des agresseurs et des agressés le camp des oppresseurs et des opprimés le camp de la vérité celui du mensonge camp bi nga xam ne day prôner l'intérêt général ak camp bi nga xam ne dañuy prôner l'intérêt personnel camp bi nga xam ne dañuy prôner un parti ak camp bi nga xam ne dañuy prôner la patrie ñun nag dañu bokk ci ndaw yi nga xam ni dañu am gëm-gëm ni histoire politique du Sénégal dañoo bokk ci ñu ko war a bind dama lire benn guerrier grec mu ne on est tous hantés par l'immensité de l'éternité et on se demande si le récit de nos actes trouvera un écho à travers des siècles. Des étrangers entendront notre nom et se demanderont si nous avons combattu avec courage et aimé avec ardeur. ma jàpp ne bépp acte bu nit teg dans la vie suba dinañ toogaat di ko nettali say sët ñu bëgg bu àlligéey bu ñuy nettali l'histoire politique du Sénégal ñu binduñu ci ñi nga xam ne ils ont bien marqué l'histoire et non pas dans la poubelle de l'histoire ñu toll nag ci contexte bu crucial ñu am un président fal ko un mandat fal ko un second mandat ma jàpp que ne sénégalais yépp yi nga xam ne am nañu xel di gis ma wax leen ni képp ku nga xam ne tey da nga voté le président de la république ci élection législative yi yaa ko may courage pour li muy hésité di ci xel ñaar muy une troisième candidature yaa ko permettre mu dem defe ji ko au-delà de ça ñu nekk ay ndaw am réew bu ñu nekk muy Sénégal mu am fu mu toll nag ceeb seer na lool diwlin cher na ciment mënoo ko jënd mënoo jënd fer dëkk bi justice bi ñëpp gis nañ ñu mi doxee boo àndee ci gars yi loo wax baax na loo def baax na boo ci àndul boo moytuwul boo waxee benn yoon ñaari yoon jot convocation boo demee ñu def la mandat de dépôt ñun nag bi ñu doon xeex pour fal président de la république dañ ko tegoon rek ci benn ba ñaari principe mooy équité sociale d'abord ak réew boo xam ne danañ sentir na suñu dëkk lañ nekk comme ni ko président Ousmane Sonko di waxee nous sommes étrangers chez nous nous sommes au Sénégal et on est étrangers chez nous te loolu mooy li doy waar yaa dëkk ci dëkk bi waaye dëkk bi moomoo fi dara télécommunication bi moomoo ko courant bi géré woo ko géré wuloo ndox mi suuf si tayle nañ ko pétrole bi jaay nañ ko gaz bi jaay nañ ko mais dëkk bi lan moo fi des ah oui yaay booy ni nga ko waxee il est grand temps à ce qu'on brise les chaînes de la servitude te
nit ki nekk ci jafe-jafe bu demul ba xam ne moom mi ngi ci jafe-jafe mu xeex pour ñu libérer ko mais mën na fa yàgg te souvent dama ko doon wax sama xarit yi ma ne leen ñaar ñi ñëpp am nañ liberté mais bokkuñ celui qui est libéré et celui qui est libre. Celui qui est libéré restera toujours redevable à son libérateur. Par contre ki nga xam ne dafa xeex ba am liberté mais kooku amul redevabilité kenn te ñun dañ toll foo xam ne dañu war a xeex pour lii nga xam ne mooy buumu noteel gi buumu njaam yi nekk ci dëkk bi ñu daggal ko suñu bopp. ndaje mi nag ñii nga xamante si nii ñoom lañ investir ci intercoalition Yewwi ak Wallu ci département de Mbacké teewe woon nañ ko lu ci mel ni Abdou Mbacké Ndaw ak Serigne Cheikh Thioro Mbacké moom Moussa Sarr ci ay kàddoom mu teg ca rek ne réew mi dal li nga xamante si nii moo ko mën a soppi mooy président Ousmane Sonko. ñu gis ne ki nga xam ne doy nañu ñu war a mën a ànd ak moom liggéey Sénégal c'est le président Ousmane Sonko. muy ci discours am musuñu ko gis benn yoon mu tergiversé wax lii suba mu wax le contraire déedéet muy ci parcours am nekk nit ku nga xam ne ñëpp xam nañ ne fa mu jaar képp ku jàng yaa ngi doon rêvé nga jaar foofu mais bi mu demee ba gis ne Sénégal gii am na ay jafe-jafe daf ko dénoncé ba loolu moo waral ñu rajee ko dama koy wax képp man ànduma woon ak président Ousmane Sonko mais dama doon tëdd guddi di play ay vidéo am di ko seetaan di ko déglu xam ne en réalité fii la dëgg féete mais nag ñëpp duñ ay tappalekat te jot na ñu yeewu élection yii ñu jëm nañ ko sécuriser nañu waxtaan ak nit ñi wax leen ñu teel a jóg teel a voté ji te ni ko soxna si waxee léegi bu ngeen voté ba pare ngeen sécuriser vote bi parce que da ci lu ci am solo la parce que jàpp naa ne volonté sénégalais yi bu dee moom la ñu exprimer mais bu ñu dépuyee loxo dina dem gémmiñ parce que sénégalais yi yeewu nañ am nañ fula am nañ fayda te xam nañ bu baax a baax fi ñu bëgg a jëm lii daal xam naa ne wax ji xaw na gudd waaye moom lañ bëggoon def rek comme déclaration xamal ñëpp ne à partir d'aujourd'hui dugg nañ ci coalition Yewwi Askan Wi à partir d'aujourd'hui dugg nañ ci Pastef fas yéene liggéey bu am solo ba fii ak ay weer yu néew bu ñuy waxati dëkk yi nga xam ne wala département yi gën a actif ci Pastef dinañ ci jiital département Mbacké dinañ ko def ci communication dinañ ko def ci dox dinañ ko def ci wax dinañ ko def ci yaatal di jox loxo suñu frères yi nga xam ne ñoo fi nekkal fi Ousmane Sonko di leen xam ne ñi ngi à leur disposition lépp lu mu jar dinañ ko def parce que ñun am nañ yar nañ ñu waaye duñ ay ragal loolu leer na ñëpp képp koo xam ne da ngaa bëgg président Ousmane Sonko wala nga bëgg maître Abdoulaye Wade le bâtisseur bulletin bii ngay jël le jour ji nga voté ko nga lem ko ba mu baax dugal ci enveloppe bi te bañ ko fermer carrément ak bañ ko coller la ñuy wax je pense nga bañ ko kol nga dugal ko te képp koo mën a waxal nga wax ak moom mu dem voté ji ñu wax ak suñ papa yi wax ak suñu yaay yi wax ak suñu dëkkandoo yi fépp propagande bi daal nañ propagande fépp wàllu Sénégal fépp ci département Mbacké incha allah au soir du 31 ñu def suñu mbokk yi suñu xarit yi toog ay député ñoom it ñu dem nekkal ñu assemblée nationale nekkal fa dëkk bi nekkal fa askan wi. si njeexitalu ndaje mi nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa intercoalition Yewwi ak Wallu li ñu wax rek mooy ñu am ndaw ñu ni mel ci coalition moom day gën a dalal xel tey gën a ñaaxaat nit ñi ci élection législative yi ñu jëm ndax kat soxla nañu ñu woteel leen ndax ñu mën a teewal askan wi ci assemblée nationale.